wayam nag dafa nekkoon une poésie engagée nekkul woon rek di woy di def comme li ñu daan tudde lyrisme ak yooyu ni ko yenn poète daan defee mais dafa nekkoon une poésie engagée doon ci développer ay thèmes yu am solo gis nga dinaa la wax baatu thème bu mel ni corruption nga xam ne léegi boole nañ ko ci politique de développement yi ñi bëgg a def développement yépp la lutte contre la corruption dañ ko def politique Serigne Cheikh bi muy combattre la corruption di ko def thème ci xasidaam yàgg na ndax am na benn xasida bu ñuy tuddee yaa boo xam ni le premier vers matla'ul xasida mooy yaa saadatal islam yaa nujmal wara wala yaa najmal wara moo tax Serigne Cheikh doon wax ni à partir de la prison mu ne man de bu teyee mën naa bind mën naa communiquer ak yéen à travers les écrits xëy na emprisonné nañ ma ba jotuma ci yéen pour di def ay waxtaan waaye sama plume bii nag outil de travail la parce que plume la boo xam ni kenn mënu ko corrompre ce n'est pas une plume corrompue donc mu doon critiquer la corruption poésie aussi nekkoon na une poésie spiritualiste te mooy suñu Serigne Cheikh suñu boroom la njëkk a tagg ci poésie uhibbu jamalallahi fi kulli xalqihi ndeysaan nee na bu toogee rek di contempler la nature ni mu nekk woon naturaliste day toog ba yàgg mu ne waaye man daal sopp naa sama boroom à travers ces signes ni bu dul woon jamaal boobu sax est-ce que nit ñi dinañ mën a jouir même de leur faculté mentale intellectuelle donc poésie spiritualiste boo xam ne suñu borom la ci njëkk a tagg ci itam gën di mbindeef muy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lawla nabiyu rasulullahi ma urifat xadaratun sha'nuha al ikramu lil uraba tagg yonent bi yëmu ca ci li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam incarné woon lépp dans ses vertus ci courage waaye itam yëmu ca mu tagg ses héritiers al ulama warasatul anbiya tey ulama yooyu kenn jiituwu ci turandoom Seydina Cheikh Ahmed Tidiane Chérif radiallahu taala anhu te poème bi nga xam ni moom la ko taggee yi mu ko taggee bari na waaye ba ca gën a siw mooy fa ilayka waaw fa ilayka yabna muhammadin naadaani chiyamun tuxaqiqu jawhara al insaani ci fa ilayka yabna muhammadin naadaani chiyamun tuxaqiqu jawhara al insaani Serigne Cheikh dafa dem ci turandoom ba jeex ci moom te booy analyser poème bi surtout ci premier vers bi mi ngi wax turandoom ni ko bokk na ci li nga xam ni moo ma attiré ci yow les vertus jikko yi nga xam ni mooy tabax personnalité doomu aadama vertu yi nga xam ni ñooy def essence u nit delloo ko ci humanisme te Serigne Cheikh thème mu humaniste daf ko ñor yàgg ñëw ci ay xasidaam moo tax humanisme daf ko ñor am une place de taille ci ay poésie moo tax man bu ma ko doon dugal ci benn courant de pensée dama naan Serigne Cheikh c'est un humaniste ci kaw humanisme boo koy xool ci Larousse ci dictionnaire mooy koo xam ni dafa jël les valeurs humaines moom la gën a yittewoo que li ñuy tudde matérialisme moom la tàggee turandoom ni achiyam
yaani al axlaaq yi nga xam ne ñooy def doomu aadama bokk na ci li ma attiré ci yow te loolu nag ki ko inspiré mooy suñu borom ndax suñu borom buy interpeller doomu aadama daf koy interpeller dans sa dimension humaine d'abord avant de l'interpeller en tant que croyant moo tax ci alquran nga fay fekk hal ata alal insaani al insaan rek lay wax léegi-léegi mu ni wala asri inna al insaana laqad xalaqna al insaana donc loolu li ñu ci jublu mooy bala muy wax ak góor wala muy wax ak jigéen wala muy wax ak ki gëm wala muy wax ak ki gëmul suñu borom nit lay waxal ba pare moo tax l'humain doomu aadama dafa am place de taille ci pensée Serigne Cheikh pour wan la ni mu nekk un humaniste dem na ba di woy ñoo xam ni bokkul ak ñoom diine muy Chouan Laye doon italien ak aussi Aldo Moro nuxaatal xilmi fii ruma sabaaxan dahuna nabki dahran Aldo Moro ndeysaan fekk koo xam nii rek communiste la woon ndeysaan doon am lu mu doon bañ ak li mu incarné combat bi mu doon mené mooy un combat humaniste ñu rey ko ci rey bu ñaaw sacrifier ko liquider ko Serigne Cheikh di koy compatir Serigne Cheikh di koy mettitlu ba koy way ni nag li ko gën a intéressé mooy la mu incarné woon nee na ñoom bu ñu doon nit bu dul woon dara sax war nañu xool ni ils ont affaire avec un homme ni nag fa muuru laa yamuutu bi mawti jislimin wa yamla'uhu bi madjaihi sururu ni nag muuroo bul yaakaar ni dem nga déedéet ñoom ñoo dee ñoom ñi nga xam ni seen xol yi dafa wow ba mënuñu ci cerner mënuñu ci am discernement mais yow moom ba léegi tey nga gën a nekk un immortel pour wax la fi mu àggoon ci image